loolu itam mu doon li nga xam te ni 2 millions yi lépp ci oxygène la dem mu mel ni kon lu jëm ci centre de traitement privé yi ñi nga xam te ni ñooy patients yi ñu ngi fay koppar gu takku ngir faju dañu ci ànd ak Léopold Tamba. mi ñu duppee variant delta roofi ci mim réew noppee wuddi wone ñaawteefam yu mu boot fas yéene wisaare ko ci Sénégal misaal gi di secteur public bi jàngoro si saa bu ko soobee mun na soppar ñu ko wone yeneen ni feem ci aw doxalin gu ni mel dem na ba suñu lopitaan yi bootu ci nguur gi sëngéem ndax ñiy feebar seenub lim dem na ba jéggi dayoo mbir gu ni mel nag tax naa ba ñenn ñi léegi clinique yi lañ ci taamu waaye foofoo it doonut lu yomb ndax koppar gi muy laaj daa jéggi dayoo lool ci misaal ab bu teeree ci ab clinique ci juróom-ñaari fan yu mu tëddee julli na ci poosam 4 millions yu tegee 4 junni ak 2 téeméer ci suñu koppar lii lu muy wund mooy njëg lii ci yenn clinique yi dañoo yokk bu baax a baax ci misaal ab kayitu payoor ci lii mu fajlu ci oxygène toll na ci 2 millions ak 4 téeméeri junni yemut foofu rekk yeneeni médecin yi réanimateur cardiologue ak généraliste ku ci ne am nga ci sa payoor lii di wund ni ba lopitaanu nguur gi feesee clinique yi yokk njëkk la ñuy séentu des naa ñuul ba léegi. Léopold Tamba jërëjëf mbir mi nag métti lool ci patients yi tax na état bu Sénégal jëlëb dogal ne lépp lu soxal lu jëm ci wàllu facture oxygène yi moom dina ko jël en charge mu doon ak dogal bi nga xam ne moom Abdoulaye Diouf Sarr jëwriñ ñu dénk wàllu ko paj meeg paju mi dëggal na ko ni ki tey ba mu doon dajeeg yeneen ci ay partenaire am yëngatu ci wàllu ko gaz ñu teewlu ko. daf ne léegi comme que nguur gi mooy organiser distribution wu oxygène bi nañu fexe ba képp ku ko soxla nga jot ko te état bi jëlal la ko moo tax ñi doon fay ci structure privée yi oxygène président dana structure privée yooyu ñun dana leen jox oxygène bi pour que ñoom ñu mën ko teggil patient yi loolu nag lu am solo la mais puisque noonu la demee nag dafa laaj organisation bu am solo mais organisation boobu gëm naa ne danañ ci ànd ak suñu partenaire gazier yi. mi ngi noonu mu doon ab dogal bi nga xamante ne nii ñoom rafetlu nañu ko association clinique privée yu Sénégal yi ñoom nag ginnaaw bu ñu rafetloo dogalu ko état bu Sénégal ñu ngi sampap laa ci ne ana yan yoon la yoon mën a jaar ngir gën a gaawal matérialiser bi lépp dogal docteur Serigne Fallou Samb itam am na yeneen laaj yi mu ci laaj ginnaaw ba dogal boobee génn ñu teewlu ko. ñu koy saluer d'abord mais li ci des rek mooy doxalin bi la ñuy xaar naka lañ koy mën a doxalee kan la ñu war a woo ñun bu ñu soxlaa oxygène ak yenn société ñoom la ñu war a woo ak maanaam ni ñu koy doxalin bi daal la ñuy xaar ñu wax ñu naka la pour ñun aussi bu ñu soxlaa oxygène ñu mën ñu ko jox gratuitement ñun ñu mën ko joxe gratuitement non seen loxo la des moom ñun moom daanaka Covid bi sax boo xoolee gars yi coolee fi bëri rek mais daanaka patriotisme dëgg la ci privé yi wane parce que y a absolument rien à gagner dans cette pandémie ñun li ñu intéressé rek mooy gagner en vie humaine et préserver le Sénégal maanaam am ci ay sauver ci Sénégalais yi ba pare fexe ba buñ ci loolu donc moo ci suñu yite. dogal bi nag neex na lool ci patients yi ba ci sax ñi nga xam ne ñoo di association yu ëmb kon clinique yu privé yi waaye ana yan yoon la yoonu mën a jaar ngir gën a andil ali ab contrôle maanaam gën a xoolaat dogal bi ni mel ni ñu koy mën a encadrer loolee la ñu daal di laaj sampap laaj mooy ay mécanismes yi nga xam te ni dina mën a tax ñu éviter lépp lu nga xam te ni soxal na njuuj njaaj ci wàll wi loolee nag ay laaj yu bëri yu samp la tontu li Alassane Balde mi ngi ñu ciy jéem a tontu. seetal oxygène ci lii di clinique privée état jël dogal kàddu seeni facture ndogal bi nga xamante ne nag autorité jël nañ ko liñ ci jublu mooy fexe rek ba gën a yàqanal poosu malade yi nga xamante ni ñu ngi leen hospitalisé ci yooyu la clinique privée naam sax lu ñu rafetlu la teewul nag ay laaj daal di samp ci anam yi nga xamante ni moom lañ ko fas yéene doxalee boo xoolee business bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci mbas mi bi mu dooree ba nigi business corona boobu nag bëri na ñu nga xamante ni sax ŋàññi ko rawat na ñu féetee ci kër docteur li ko dalee ci jënd ak njaayu masque bi jaaree ko ci matériel médical bi nga xamante ni moom la ñu soxla dem ci vaccin bi ba anam yi ñu sëddalee dund bi ci jamono yi ñu weesu ay kàddu nag jib na ngir ñaawlu doxalinu ñenn yi nga xamante ni dañ ci daal di rek porox ndollu ngir feesal seen gafaga ana yan tëralin la autorité yi fas yéene teg ngir saytu bu baax facture yi nga xamante ni moom la leen waa privé bi di présenté ngir bañ rek yëf yi daal di ëpp yi loxo doon laaj bu jara samp ndax it du am ñeneen yi nga xamante ni nag daañu porox ndollu it bëgg it ci bile ndogal it mën cee mëccaatu dara wóoru ci li wër te wër mooy rek war nañoo gën a bàyyi xel te it contrôle bi gën a doon lu ànd ak rigueur.
Hadj Mansour dogal bi naam am na solo waaye dafa am lu ko jiitu ñu ngi wax facture bi ñu jotagum ñun ci 8 jours daanaka devis hospitalisation benn patient ñu ngi ko xayma ci 4 millions ak lu teg loole ndax itam jarul ñu samp laaj ci faj prise en charge bi en tout cas ci CTE privé yi. xam nga société privée la. muy clinique privée yi donc moom am na ay tarification tout dépend ci client bi lan la koy laaj. bu fekkee dafa def nag surfacturation xëy na ci kaw gaz bi moom du tax ba gaaw a indexé privé yi xam nga la moo tax. parce que privé yi depuis démb la ñu génne woon publier benn communiqué bu bàyyeekoo ci Sahel gaz mu teg ay charges waxuma ay taxes ci kaw gaz bi privé yi doon am pour mën assister malade bi nga xam dafa soxla oxygène. donc kooku itam faaw mu yanaat ko client bi nga xam moom moo soxla nokk gi léegi nag du ma ci gaaw kon condamné ki nga xam dafay société privée parce que dëkk bi société yépp sëngéem donc bu du am benn doxalin rek benn cas wala benn facteur bu ñu gis mu senn ñu bëgg ci index privé boobu alors que ñoom démb laata facture clinique bi génn woon nañ ñoo médecins yi beneen facture bu gën a ñàng buy wane ni ñoom mënatuñoo bañ a yokk donc ñu mën nañoo bañ a yokk sax waaye faaw mu yokk ci client bi nga xam day fay mais comme Abdoulaye Diouf Sarr yëg na loolu kon yëg na ko ministre bi loolu moo tax mu gisante ak ñiy joxe gaz oxygène bi ba seq ak ñu waxtaan ba léegi dalal na xel yi mais moom ci waxam nee na dafa laaj organisation question bi moom lañ koy delloo organisation ci oxygène boobu nan la ñu koy joxe privé yi nga xam ni ñi am tawat ji moom la ñu fréquenté ak public bi ba nga xam daañu mën a assister Sénégal yëpp comme nee nañu itam kenn du ko jaay mais nan lañ koy distribuer ba ku ne fa nga nekk tëdd fa di ab malade am ci accès loolu ñoom lañ koy laaj. Fata du ndax dogalu état bi ñu ngi ko dikk na fi ñu ko doon xaaree ndax prise en charge bi soxal oxygène bi en tout cas. ci ñëw na fi ñu ko doon xaaree mënoon na gën a teel a ñëw. ndax ki yor njabootam yor waajuram di ko yangar ci ay hôpital te amul oxygène mu jël risque. dem ci clinique boo xam ne daf koy fayeeku 4 millions te amaana xëy na bu ñu xëyee bu ñu añee sax daanaka duñu reex muy jafe-jafe boo xam ne dañu koy dund ci Sénégal am na ci ñoo xam ne dañu am malade te bu ñu koy yóbbu hôpital taxi ba ñu jël sax dañu koy leb ñooñu bu ñu demee ci ay hôpitaux ñu gàntan leen dañuy jël risque ndax mën a setaan sa mbokk xëy na bakkanam di rot nga yóbbu ko ci clinique boo xam ne boo paree da ngay dëbb daaxee ngir noo ko fayee donc ñëw na fi ñu ko doon laaj léegi nag li des mooy mu bañ a nekk rek ci ay wax kese gratuité oxygène ci clinique yi dafa war a am suivi boo xamante ne clinique bi ci boppam du am sañ-sañu facturer malade bi loolu nga xam ne moom mooy oxygène bi su koy facturer na ko facturer ci lu jëm ci leen ndaxte nguur gi daf ko bàyyeel lépp loo xamante ne ñel na oxygène loo xam ne daf ko waroon fay te nag gis nga lii dafay wane ne sunu nguur gi nañuy déglu ñuy alerter professeur Seydi dafa alerté woon ci oxygène docteur Babacar Niang bi ñu planté tey alerté woon ci oxygène ak li muy jur ci jafe-jafe ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo feebar jàpp waxoon ne 900 000 ba 2 millions dañu koy fay je pense que boobu ak léegi bi mbas mi tàmbalee ci première vague deuxième vague mi ngi koy wax ba tey ñu yegsi ci troisième vague waroon na fekk ñu jël pexe bi waaye li ñuy wax naan bu yegsee ak waxtu ba mu yegsee na doon loo xam ne dafay sauver askan wi ndax jamono ji askan wi sonn nañ te njëkk lim leen di jural wax nga ko sànq devis boo